salaamaaleykum mbokk Koungheul ñu ngi leen di nuyaat leen jaare ñu ngi fii tey ci immeuble Sadio ko nekk ci salle bu mag bi nekk fii ci Koungheul ñi fi woote nekk mooy waa Meññe production ànd ceeg VLF Sénégal ci lan ci journée bu mag boobu noonu mu ñuy organiser woo ci les femmes yi xam ne bokk nañ ci liste yi wala nekk ay candidates ñi pare pour accompagner leen ci élection locale yi ñu jëm ci loolu nag ñu amoon thème bu am solo boo xam ne tey ñu ngi ko waxtaanee fii ci biir salle bi mooy implication des femmes à la gouvernance territoriale mooy taxawaayu jigéen ñi ci biir collectivités yi xam ne moo fi am muy conseil départemental ak mairie mu nekkoon nag ndaje moo xam ne bëroon na ay kilifa yu fi teew le préfet amoon na fi ku ko fi représenté mooy l'adjoint au sous-préfet de Lour Escale mu ngi fi teewoon mais l'adjoint au maire de Koungheul Souleymane Boub teewoon na fi ak yeneen i kilifa yu xam ne ñëwoon nañ toog teew mais candidat yi tim ak jigéen yi xam ne ñu ngi ci liste yi ñëwoon nañ teew bu fekkee forum bu mag bi lii nag bokk na ci li xam ne mooy ndaje mi mooy waxtaan bi xam ne waa Meññe production par nañ pour def ko ci département Koungheul lii nag mooy forum bi xam ne moo njëkk ci mbir mi des ay caravane ak yeneen ñi bàyyi leen rek ngeen déglu waxtaan bi xam ne am na fi ki ko dirigeoon di soxna Aïda Camara ak équipe am ñoom ñoo organisé woon mbir mi mais ci teewaayu kilifa yooyu xam ne tudd naa liggéey ci kanam kon ma bàyyi la ngeen déglu ndaje mi. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ko tàmbalee ci monsieur le préfet di ko dalal fii ci biir Koungheul monsieur le chef de service départemental du développement communautaire monsieur Mboup di nuyu présidente Astou Camara bi nga xam ne tey Aïda bi nga xam ne moo ñu invité ci programme bu am solo bi di nuyu honorable député Adja Nafi Ngom présidente foyer de la femme madame Dior ak présidente Khadijatou Ndiaye xaletu xale yi di nuyu jigéen ñi fi toog ñëpp di leen sant di leen gërëm di leen dalal ci biir dëkk bi ci biir commune bi di wax ne ñu lool di ñëw participer ak yéen ci cérémonie bi nga xam ne cérémonie bu am solo la muy panel bi nga xam ne en tout cas Meññe production moo ko organisé par rapport à la gouvernance l'implication des femmes à la gouvernance territoriale mu nekk nag thème bu am solo xam naa ne dañuy ubbi rek mais ci contribution yi dinañ ci indi suñu contribution seetlu nañ ni campagne électorale jógee wala fu parti politique yi jógee daanaka li ëpp ci liggéey bi jigéen ñi ñoo koy def nañu dañuy néew doole lool dañu bare fal bare activité kon dañuy sant ñi nga xam ne accompagné panel bi mun a am di leen ci gërëm di leen ci sant di leen encouragé en réalité yomb comme ni ñu ko waxee combat politique moom waa xeex la ba nga xamante ni nga war a def ko def am mbégte bu baax a baax teew fii si yéen pour ubbi programme yi boo xam ne vraiment dafa am solo lool parce que lépp loo xam ne lu jëm si affaire jigéen la vraiment loolu ñun duñ si sawar ñëw bokk ak yéen liggéey bi ndaxte jigéen moom lépp lu mu bokk defe naa ne njëriñ rek lañ si am donc dama ne woon di profiter de occasion bi si de remercier vivement madame la présidente association Meññe production bi vraiment bu initier lii di ko gërëm di gërëm également le projet bi ko accompagné mooy voix et leadership des femmes donc boo gisee donc tey ñu teew fii def naa ne pour ñu waxtaan échange waxtaan si mbiru n'est-ce pas jigéen nu mu mën a participer dans la gestion n'est-ce pas des affaires de la gouvernance territoriale loolu def naa ne lu am solo la c'est vrai que am nañ fi ay premier ministre am nañ fi ay président conseil en économie sociale conseil au conseil mais yëpp c'est des institutions de haute institution jigéen ñoo ko jiite mais nag boo xoolee comme seen taux bi ngeen def fii suñ jëlee par exemple Koungheul c'est vrai que les femmes ne sont pas tellement représentées 0,66% laa gis et c'est au niveau des tout le département donc lu néew la donc loolu jaar na vraiment jigéen ñi ñu xoolaat seen nekkin si instant de décision yi ci mën a gis seen bopp ñu bokk si tête yi ñu bokk si bopp bi bokk si vraiment mën a dem jël ay décisions comme tout le monde alors
comme ni ma ko waxee le droit fondamental des femmes je crois que kooku arrêté woon nañ ko ci déclaration universelle ñu defoon Beijing en Chine et là c'était vraiment pour que mu am une égalité entre l'homme et la femme loolu nag la suñu dëkk bi xam moo tax le président de la République vraiment moom def naa ne xelam ak lépp lu muy def ak lépp activité bu muy def rek xelam mu ngi ci liggéey moo tax ñu dooleel la parité bi nga xam ne ñu ngi ko institué depuis 2010 wante nag d'accord parité bi am na foo gis jigéen foo gis góor yaa ngi ko gis jigéen surtout élection yi avec les élections là il y a la parité par exemple bu jëlee 50 candidats ak 25 góor 25 jigéen d'accord mais nag buñ demee ba si nag suñu war a jëlee ay décision góor yi toujours ñooy nekk fii ñooy defe naa ne il faut ñu changer de mentalité ñoo xoolaat mais am na jigéen am na jigéen yoo xam ne vraiment moo tax mën a toog ci place góor ci képp toog encouragé lépp loolu ñu ci mën a def pour que échange bi pour que jigéen mën a jël kanam Madame Ndiaye Diordien présidente foyer de la femme bu commune bu Koungheul. voilà balaa maa ñëw damay féliciter association Meññeef production ci turu ki nga xam ne moo ko jiite muy présidente Assou Camara muy une femme de développement ñu indi fi tey programme boo xam ne mooy gouvernance territoriale mu nekk loo xam dafa ñëw ci heure bi nga xam ne soxla neen ko rawatina ñun jigéen ñi. parce que li tax ñu wax loolu parce que ñëpp xam xel yi day dem ci li nga xam ne moom leen di waajal muy les élections locales yi nga xam ne bientôt mu am mais rek xam naa suñ ko defoon avant les élections xam naa démarche bi amoon na mais dañuy doog a def panel bi mais ba tey terewul ni daneen continuer combat bi nga xam ne ci leen nekk parce que képp koo xam ne wax neen élection léegi en tout cas ñu ci remercier waale l'ex-président de la République son excellence maître Abdoulaye Wade ci la loi sur la parité bi nga xam ne jagle woon na ko jigéen ñi ki nga xam ne moo ko remplacé mooy le président Macky Sall moom it ñëw gën koo dëggal gën koo appliqué it ba tax na liste bu ñu taxawal rek dañuy ne benn góor benn jigéen wala benn jigéen benn góor mais terewul investiture yi am na ñu ngi sant yàlla rek ci département Koungheul am neen ñaari femmes yoo xam ne ay tête de liste leen ci conseil départemental aussi it commune Koungheul soo seetloo liste majoritaire bu bennoo bi it jigéen moo ko professionnel bi jigéen moo ko jiite kon duñ yem foofu daneen continuer après les élections xool ci ci conseils yi naka leen di gën a taxawee gën a fës ci yenn commission yi ak yenn postes yi man li ma ci yëg parce que daf ma cee fekk parce que femme de développement li nga xam ne yëg naa ko mooy sama mbokku jigéen ñi ñuy gën a am engagement aussi gën a amit renforcer seen capacité parce que it am na loo xam ne soo ko bëggee it bëgg faa taxaw wala bëgg koo répondre il faut nga am loo xam ne da nga ko outiller balaa nga wan ne naam da nga fay nekk ba pare kon neen gëm suñ bopp être solidaire aussi di jàppalante suñ biir nekk na loo xam ne aussi facteur boo xam ne moo ñuy gàllankoor parce que soo seetloo góor gu fi falu rek jigéen moo la jàppale kon ñun jigéen ñi war neen dellu siwaati rek mën a jàppale suñ bopp gëm suñ bopp aussi tàngataat suñ bopp rek ci lu bëree bëri parce que am na yenn poste yoo xam ne rek vraiment pour nga nekk fa it il faut nga am benn compétence bi soo ko amut it day indiwaat ay gàllankoor rek. voilà damay féliciter aussi waa CLF ci partenariat bi nga xam ne am nañ ko ak suñu naataango muy Meññeef production bu Astou Camara li nga xam ne daal moom laay gën a ñaax sama mbokk jigéen ñi mooy neen gën a nekkaat présent ci terrain bi neen gën a gëmaat suñ bopp neen gën a amaat engagement aussi rek dem jàngiwaat rek. ndax dana ci am solo parce que rek am dëgg la dañuy ne ay poste électif mais am na poste électif yoo xam ne pour nga occuper yenn place rek il faut nga am tuuti loo xam ne xam nga ko mooy tax nga mën a taxaw nga défendre yenn intérêt yi moo tax nga mën a taxaw pour mën a wax ci yenn yi mais soo ko xamul mënoo ko pour nga jot ko it day doon jafe-jafe wala am signal fii leen lay wax wala ñu lay traduire te nekk na loo xam ne rek instant bi soxlawun kon baax na ñu ne ñu delluwaat ñu taxawaat tuuti rek gëstuwaat rek jàngaat tuuti dana ci am solo muy appel boo xam ne vraiment dama koy lancer sama mbokku jigéen ñi aussi buñ di ragalit neen di oser buñ di hésiter neen di am fit di gëstu neen di gëstu
loolu moo ñuy permettre vraiment li nga xam ne ñu ngi koy xeex ñu mën a atteindre suñu objectif. maa ngi nuyu kenn ku ne turam ak santam man la Mbaye ak Niang jógee Missirah Wadène ñëw fii tey si forum bi ñu fi doon sensibiliser par nan lay nit di jigéen di def ba bokk ci kanam ñu fal la ci loolu la ñëwoon tey fii nii. waaw ñun kay pare nañ ci loolu ndax ci loolu la ñuy dox jigéen ñi toujours ku fa falu ku ne ñoo la fal ñoo la may doole ñoom ak seen doom ndax jigéen fu mu ne foofu lay doomam di ne foofu lay borom këram di ne léegi nag tax na ba heure bu ne ñu ngi si pour ñu fal ñi dimbale ñu ci loolu waaye nag jigéen ñi seen bopp bala ñoo dem foofa kañ war a fal dafay seet ñeneen nit gis leen wan leen ne nii laa bëgg ngeen fale loolu mooy tax ba jigéen ñi duñ mën a gis seen bopp ndax bu fekkee ne fekkoon ñu neen ñooy tànnante waaye kay jiital kii ba day tànn ba pare man nii laa bëggee su boobaa keneen du ñemee wax ne lii laa bëgg. incha allah waaw incha allah su ma yeggee danaa ko jàllale moom ndaxte suñu maire ba ku bëgg jigéen la ku yërëm jigéen la te xam naa ne buñ ko jàllee wan ko ne ko dañoo bëgg a falu dañu jàppale ñu falu waaw loolu. Adja Nafi Ngom di présidente comité consultatif de la femme du département de la région et de la commune. waaw man li ma ciy gis mooy ndax d'abord bi may présenté wu dama fàtte ne pour ma compléter damaa nekk candidate aussi à la tête du conseil départemental candidate laa foofu. kon lii waral tey lii mooy tey ñun jigéen ñi tey dañoo war a tax defaraat suñu toogaay te defaraat suñu taxawaay te xam ne lii développement la développement moom rek moo mën a jëmale jigéen kanam du leneen lu mën a jëmale jigéen kanam développement moo mën a jëmale jigéen kanam te lii développement lañ woote kon bépp jigéen tey daf cee waroon a wuy si waaye nag comme niñ bindoo wax naa ko fii léegi niñ bindoo mooy lii nit ñi dañoo desee xam développement xaw ma dañ koo desee kii mais développement même booy dugg ci politique ci développement nga war a njëkkee développement boo ci jaarut politique mënoo cee xam leen kon tey ñun loolu mooy tey suñ taxawaay tey fii te am gëm-gëm nag gëm suñ bopp moo waral tey lii tey loolu li ma leen di ñaax rek mooy mu jëm kanam ndax xëy na bii lii sax tey jii dañ ko waroon a def avant investiture yi mais nag c'est pas trop tard ndax des na ba léegi mais li ñuy ñaan mooy bu ñu demee tey jii ba aussi ku gagné ndax ki nga xam ne moo nekk tête de liste moom day dem moom mais ñi ci des conseil yi dañ leen di fal comme nañ leen daan falee kon foofa dañ fexe góorgóorlu ba ñun jigéen ñi fu ñu ne benn góor même adjointe yi sax danañ xeex ba ñun jigéen ñi ñu danañ ci ëpp buñ ci ëppulee itam danañ ci am loo xam ne nii lu takku la te danañ préparer aussi ñun danañu may aussi ñu mën a préparer wu pour 2024 incha allah bu ñu fekkee jàmm lii am tey dootut am ndax fu góor taxawee rek jigéen dana fa taxaw waaw kon tête de liste yi bu boobaa jigéen ñi danañ ci ëpp incha allah. waaw mooy li ma wax rek léegi mooy ñàkk ànd bi mooy li ma wax rek dañoo desee gëm suñ bopp rek ndax tey jigéen postulé góor postulé jigéen ña voteel góor ga moo leen gënal voteel jigéen ba ndax jigéen bëggul moromu jigéenam raw ko loolu rek mooy suñ défaut benn jigéen bëggul moromu jigéenam raw ko te am naa yaakaar ne jigéen fal moromu jigéenam moo ëpp avantage ci moom que muy fal jigéen ndax góor gu falu rek jigéen ñee la fal te jigéen ñi boo xoolee tey jii ñoo fi ëpp kon tey bu ñu gëmoon suñ bopp am taxawaay bi ñu war a am balaa góor a falu jigéen ñi danañ falu ba pare te dinañ gis suñ bopp aussi ci instance yi. Khady Diop di représenter femmes handicapées au niveau département bu Koungheul en même temps que aussi communal waaw tey dañ ma invité woon fii nii ci waxtaan bi nga xam ne moo yor wàll jigéen ñi nga xam ne dañoo war a dem ci élection yi nan lañu war a mën a taxawee ci élection municipale yeeg département yi man foofu lu ma fa gis mooy en tant que jigéen mooy jigéen war nañoo mën a présenter wu ci liste électorale yi war nañoo mën a doon maire war nañu mën a doon conseiller départemental ci kaw suñu taxaw bi nga xam ne jigéen war na ko mën a mobiliser wu comme ni góor ñi di mobiliser wu. waaw ndax war na mën a nekk waaw war na mën a nekk ci kaw bu ñu bàyyee ñu jàll ci liste yi bu ñu mayee yoon. ndax jigéen ñi ñoo war a xeex pour am sa wàll ci liste yooyu. waaw ndax nit ki mën ngaa xeex boo bëgg a dem jëli ci sa wàll ñu am foo xam ne dañ la fay coince dañ la fay kal loolu tamit problème la surtout en général ñun handicap
pour nga gis ñu dugal ñu ci liste yi da ngay dem a dem ba bëgg ñu nga foog ne sax danañ la dugal ci liste yi duñ la dugal ci liste yi te loolu aussi instant bi ñu toll nii dañ koy bañ ndax fépp foo xam ne nit a nga fa war a mën a dem rek ñun war nañ fa mën a demal suñu bopp ndax citoyen lañ ñu ñoom li ñu war a mën a dem jëli ji war nañ ko mën a dem jëli ji waaw loolu tamit mën naa nekk ndax tey jii mën nga wax ak nit ki ba mu d'accord ne dana la dugal bu lay dugal dana la wane ne maa ngi lay dugal wala mën nañ la promettre ne danañ la dugal te duñ la dugal loolu mooy problème bi waaye ñun ñi ngi dox ci tànk yooyu wane ne nag ñun it dañoo war a bokk ci liste yi dañoo war a bokk fépp fu ñuy nasee ak fu ñuy noccee ndax dañ ciy am cër gu ma sëkk ndax président de la république dafa ne képp koo xam ne mi ngi def ay listam te dugalu ci handicap moom mu ngi noonu daal waaw te dañ cee war a bokk waaw ñun nag taxaw nañ ba lépp loo xam ne rek war nañ cee dem rek ñun danañ ci dem incha allah man de fas yéene naa ñafe ba yegg foo xam ne fépp foo xam ne gouvernement Sénégal jigéen war na faa taxaw rek bëgg naa faa taxaw incha allah bu ma ko yàlla maye. Astou Camara présidente Meññe Production nekk partenaire VLF Sénégal tey dama doon def sama journée phare ci activités yi nga xam ne dañ ko waroon a mëne ci la participation des femmes aux élections locales de 2022 léegi nag man implication des femmes à la gouvernance territoriale moom lañ doon développé tey jii nii fii nii si saalu Aline Top bi muy saa jukka mu fii lañ doon defee suñu panel bi. naka nga gisee panel bi xanaa di ko rafetlu rek parce que vraiment tey jii moom objectif bi nga xam ne nii moom laa doon séentu jot atteindre naa ko parce que fii nii boo xoolee am na ay présidente ay candidate au développement au conseil départemental ak candidat yoo xam ne nii ci conseil municipal bi la ñoo ñëpp ñu ngi fi kon vraiment dama koy rafetlu am na jigéen ñoo xam ne itam ñoo ngi nekk ay tête de liste ci liste proportionnelle yi vraiment moom bu fekkente ne damay wax rek xam naa ne li nga xam ne moom laa doon ut am naa ko parce que damaa bëggoon jigéen ñi ñëpp daal ñu xam ne lii ni suñu combat la dañ koo war a mëne parce que dañoo yàgg a toog surtout département Koungheul bi toujours dañ daan tàccu góor ñi di leen fal te ñun buñ paree duñ ñu jox benn poste de responsabilité. waaw dama bëgg rek ku ci nekk nga gëm sa bopp parce que jigéen dafa war a gëm boppam ndax fi ñu toll nii boo seetloo lii nii bañ koy xeex man bi ñuy xeex lii nii sax di wax naan affaire bi may déposé candidat kii bi appel à projet bi mosuma yaakaar ne sax dinañ am ay candidat wante gis nga ni ko yàlla suñu borom doxalee ñu am fi ay candidat am nañ fi 2 candidats kii ci conseil départemental bi am candidat ci conseil municipal bi conseil communal bi ñu am ci ay tête de liste yu bëri léegi nag li ma leen di wax rek mooy nañ góorgóorlu ba nga xam ne nii ñoom ku ci nekk xaw ma kan mooy falu wante ku ci falu ku nekk na jigéen ñi gëm seen bopp ñu jéem a fexe ba nga xam ne nii ku ci nekk danañ la jox sa responsabilité parce que yàgg na nag ñoo waroon a teel a nag jóg nag ndax yàgg nañoo liggéeyal góor ñi fi ñu toll nii ne dañoo war a liggéeyal suñu bopp gëm suñu bopp ba nga xam ne nii suñu jógee fii nii ku ci nekk nga xam li sa àq ak sa yelleef ndax loolu mooy objectifu VLF dafa bëgg toujours jigéen ñi ñu nekk ñoo xam ne dañuy xam seen àq ak seen yelleef ci parce que loolu moo leen tax a jóg te boo gisee ci mois de novembre bi lañ lancé woon projet bi mu war a jeex ci janvier 2022 bi kon nga xam ne nii ñoom dañoo bëgg rek jigéen ñi xam seen àq seen yelleef ba ëllëg bu ñuy fal ñu fal leen. association Meññe Production fi ñu toll nii am nañ yeneen activités yoo xam ne dañ ko war a mëne parce que dinañ def nañ émission rajo dinañ defaat beneen émission rajo dinañ def caravane parce que nag il faut ñu dugg nag ci dëkk bi xuus ba nga xam ne nii jigéen ñi nga xam ne nii jotuñu woon a ñëw ñu xam ne ñoom seen àq ak seen yelleef dañoo war a fexe ba ku ci nekk conseillère boo demee nga laaj sa li nga xam ne ni yaa ko moom. li ñu doon jëloon fii ci Koungheul ànd ceeg waa Meññe Production ak VLF Sénégal
ci ndaje mu am solo bi xam ne woote woon nañ ko muy forum bi bokk ci li xam ne mooy taxawaay bi meññeef war a taxaw pour gunge candidat yi nekk ci département Koungheul tey nag ci biir ndaje mi am na ñu bëri ñu fi teewoon nekk ay jigéen yu xam ne pare nañ pour nekk candidat ci élection yi mais itam bokk nañ ci liste ay électorale seen taxawaay ak nu ñu mën a doxalee mbir yi loolu moo taxoon meññeef oo leen ak Weleef Sénégal mbokk yi je crois que tey li ñu fi jëlee am na solo ñu ngi leen koy toppal rek saa su ne ci yenn ñu ndaje ci département Koungheul ci fii wala fële comme nu muy amee rek ci biir dëkk bi